ma présenté asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant vraiment man maa ngi dëkk Petit Thialy derrière abattoir vraiment man li ngeen di def kontaan naa ci parce que tey ngeen def social bi di dimbali nit ñi lii ci xarfal bi daal yàlla na leen yàlla yokk it tawfeex te yéen it seen télé bi yàlla na ko yàlla yokk ci kaw jëm kanam. association bi daal kontaan laa ci def ndax da ngeen ci duggee ba léegi daal vraiment Thiès ñu ngi ci jàmm ak salaam ndax ku daan seetaani télé jàmbur léegi nga wëlbatiku di seetaan sa télé Thiès vraiment kontaan nañ ci waaw man bañ naa ko ba Thiès Média laay seetaan waaw mooy sama télé quoi. ñi nga xamante ni bii nag ñi nga xamante ni bii nag ñi koy amul woon daal nañu jéem a dugg ci biir kontaan jàpp ci ñun ñëpp ñu jàpp ci waa Thiès FM. waaw maa ngi nuyu képp ku fi ne si turam ak santam maa ngi tudd Mamadou Sow maa ngi dëkk Jàkk Alpha Thiombane. waa association bi xanaa di leen sant di leen gërëm parce que lu mel nii moom di ko def fii moom lu baax la dañuy boole rek ak sant ak ñaan di sant ki ko ubbi fii di ko fi def te nekk bitim réew yàlla may ko wér-gu-yaram ak gudd fan may ko at yu bëree bëri mu koy def at bu ne ak ay waajuram yàlla na ko fi yàlla ba ñaax ko yéen ñi nag yàlla na leen yàlla may wér-gu-yaram gudd fan parce que li ngeen def ni lu rafet la situation bi kenn mënu leen ko fay mais nag dañuy bàyyi yàlla mi am fay yàlla na leen ko yàlla fay Ousseynou Fall xanaa sant ak gërëm parce que lii nii jafe na pour nit def ko parce que nekk bitim réew jël sa alal di def lu mel nii dañ lay bàyyi ak yàlla mi nga xam ne moo am fay yàlla na la yàlla fay si barke sëñ Babacar Si mi ma yaakaar waaw jërëjëf. surtout délégation bu ma àndal maa ngi ànd ak madame le maire Niania Kane l'honorable confrère Mati mais également suñu frère Laye Sène moom mi nga xam ne sax dañoo këf parce que ci dëj lañ jógee moom mu këf ne il faut que ñu teew mais teewaay bi aussi lu war la parce que yow xam na suñu diggante ak yow donc du lu ndaw gis nañ sa engagement suñu wet mais également njëriñ bi nga xam ne amal nga ko quartier gi donc du profiter ci occasion bi aussi du remercier tous les membres de l'association ànd bokk xalaat dafa naa ne lii moom xalaat bu rafet la mais également de remercier les partenaires yi nga xam ne ñoo leen permettre ngeen di réussir seen journée yaa ko wax bii mooy seen 18e édition donc du ñu def lu dul remercier bu très sincèrement les partenaires xamal leen aussi que ni li ngeen di def nii lu ñu war la comme lu ñu wax ñoo bokk dëkk bi ku nekk rek foo mënee rek na nga fa jéem te yéen itam si ngeen nekk donc du ñu def lu dul remercier leen au nom du conseil municipal de Thiès donc xam leen ni déjà li ngeen di defal xale bi aussi ñun ngeen ko defal donc ñu ngi leen di gërëm bu baax du leen encourager xëy na sax nit ñu këfee ñëw la rek waaye waroon nañoo fagaru sax si fagaru bi ñëwaale bi xam ni quand même action yi ngeen di def ñun ngeen ko defal te sedd na suñu xol du leen remercier du remercier sa staff bi yëpp secrétaire général beeg famille ñu fi fekk yëpp nga xam ne ñu ngi taxaw du la jàppale pour nga mën a am réussite boobu ñu ngi leen di sant di leen gërëm. xanaa quelques mots en français rek parce que comme on a des partenaires. Ouais. En Belgique. Voilà, d'abord au nom de la délégation, je suis comme ça accompagné de l'adjointe au maire Madame Niania Kane, de l'honorable conseiller Mati Ndiaye, mais également notre frère et le coordonnateur politique du centre de vote Gabriel Jones, le frère Laye Sène. Donc on était venu ça à l'improviste parce que on était accompagné de Laye Sène et c'est lui qui nous a donné l'information qu'il y a quand même cette opération au niveau de l'école Gabriel Jones. Mais c'est l'occasion de vous remercier très sincèrement au nom du conseil municipal, de vous remercier, d'exprimer toute notre gratitude. Je crois que l'association, comme son appellation, Bokk Xalaat, donc je crois que c'est une excellente idée d'avoir de telles initiatives dans des quartiers.
Et donc, c'est l'occasion aussi de remercier très sincèrement vos partenaires belges qui vous soutiennent. Je crois que si vous avez réussi cette tournée, c'est grâce à eux. Donc, c'est l'occasion de les remercier très sincèrement et leur dire que nous sommes sensibles par rapport à ces actions-là. Ces actions sont des prolongements des actions de la commune. Parce que c'est la commune qui devait accompagner les populations dans ce domaine-là. Aujourd'hui, vous avez pris le relais. Donc, on ne peut que vous féliciter et vous encourager. Et nos prières vous accompagnent pour plus d'actions dans l'avenir. Donc voilà les quelques mots que je voudrais placer. Mais sincèrement, vous remercier, la personne morale Ibou Thiam, parce qu'on n'est pas sans savoir aussi tout ce que vous êtes en train de faire dans le quartier. Et là aussi, je crois que quand on a grandi dans un quartier, le peu qu'on puisse faire, c'est d'être utile à ce quartier. Et vous êtes dans ce science-là. Et donc vous avez toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Ok. sant ak gërëm rek gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yeneen tam mu tedd bi defe naa ne peut-être li ma waroon wax yëpp le maire en personne wax na ko parce que moom mooy sunu njiit dafa mel ni moom su waxee rek dafa mel ni presque ñun wax nañ xëy na rek liñ ciy dolli rek mooy di leen sant di leen gërëm parce que initiative bi ngeen am depuis plus de 18 ans ngeen koy def comme ni ko maire waxee commune Thiès Nord da ci waroon di dugal loxoom xëy na ak ni mu demee la mais dañuy ñaan yàlla rek fii ak déwén incha allah rabi ñu am temps préparé ko vraiment di ci mën a dugal suñu loxo bu baax a baax di la sant di la gërëm yow ak association bi membre yi ngi àndal yëpp ak seen partenaires yi nekk en Belgique vraiment muy nekk loo xam ne lu rafet la waa koñ mi dañ cee ànd dañ cee kontaan kon lii dafa nekk loo xam ne vraiment su association de jeunes yi fi nekkoon yëpp doon def lu mel ni kon def naa ne quartier bi gën a développé wu kon vraiment ñun moom dañuy wax ne ñun ci lañ bokk parce que à chaque fois que mu am saa yu amee ñun da ñuy ñaax pour ñu ciy participer wala ñu ciy ñëw kon vraiment amuñu lu dul di la sant di la gërëm di la wax ne initiative bii ngeen am te yow vraiment nga ci dugal sa loxo dañ la ciy gën a mën a di jàppale à chaque fois kon Ibou Thiam ñun ci turu waa gox bi laa mën a wax sax turu waa gox bi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci initiative bu rafet bii nga am di ñaan yàlla vraiment mu may ñu kàttanu amu mën-mënu fekkewaat ko déwén pour vraiment mën cee gën a mën a dugal suñu loxo ñu kon ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. Merci beaucoup. ànd bokk xalaat waa di ko nuyu dalee ci Vieux Ndione ak Mika ñi nga xam ni ñooy suñu soutien jàppale ñu boobu ba tey nuyu Malick Ngom moom tamit bu dul woon moom taxawaayam rafet na lool tabaarakallah macha allah nuyu suñu trésorier suñu secrétaire général. di nuyu Ibou Thiam mi nga xam ne mooy lépp macha allah laf cat waa nuyu commissaire au compte di leen remercier bu baax ak ñi nga xam ne ñoo yor organisation bi yëpp maa ngi leen di nuyu waa président Ali maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant nekk fi mais woo na ma lu yàgg macha allah waaw lii nag vraiment liñ naan ànd bokk xalaat nag mooy lii ndax booba ba tey yàlla moo ñu jàppale ndax xol yi dafa ànd nekk benn xalaat yi nekk benn moo tax lu ñu sumbandoo rek macha allah day réussir waaw léegi nag du ma def lu dul di leen sant di leen gërëm parce que lii vraiment c'est trop fort je ne peux même pas parler lu dul di leen ñaanal yàlla sàmm yàlla na yàlla aar yàlla na yàlla laf cat yàlla na ko yàlla jëmale kanam waaw lépp lu ñu mën ren bu déwénee yàlla na ñu mën la ko ëpp ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf yéen ñiy filmer aussi maa ngi remercier waaw. leen jaajëfal ci teewaay bi ngeen teew fii waaw association bi nag duñ ko présenté ci kenn wax dëgg yàlla parce que loo xam ne 17 ans ngi nii ñu koy dawal yaakaar naa ne koñ bi moom lépp luñ fiy def maanaam ci agenda koñ bi la bokk kenn du ko yëgal kenn. nit ñi sax ñooy déplacé wu duñu laaj seen maanaam seen activités yi kañ lay démarrer loolu moom dañ ciy sant yàlla bien que nag suñu nombre bi maanaam du quantité mais qualité la parce que ñu fi nekk c'est des gens vraiment très dévoués et très engagés ñoo nekk ci affaire bi depuis boobu coow li bëriwul médiatisation bi bëriwul mais nag quand même lu ñuy def wax dëgg yàlla population bi ñu ngi ciy gis seen bopp te ñu ngi ciy am retour mag ñi ñaanal nañ ñu comme Malick laat yi mag ñi ñaanal nañ ñu ñi fi nekkoon suñu kilifa yi ñu jiitu ñëpp ñaanal leen yàlla yërëm vraiment ñaanal nañ ñu dalal nañ suñu xel te tett nañu moo tax boobu ba léegi
rare na association boo xam ne chaque année régulièrement les activités yéen koy tenir même bu fekkee de temps en temps dinañ xaw a wàññi kii beeg yooyu comme cette année nga xam ne Covid bee tax Malick Ngom nga xam ne moom moo géré volet santé bi bon du mën a mobiliser ñëpp parce que d'habitude gars yi doon nañu jógee Dakar ñëw di bokk ci affaire bi mais cette année ak Covid bi gars yi vraiment dañoo xaw a sonn nag ils ont été vraiment très épuisés et très éprouvés de sorte que cette année bon vraiment on a voulu faire le minimum nécessaire mooy ñu jongal ay xale même pas une centaine parce que d'habitude on doon nañ dem bàyyi presque ay 200 circoncis mais cette année ak Covid beeg yooyu pour mobiliser personnel beeg yooyu day xaw a jafe boo xoolee aussi yenn prestations yi ñu doon def comme ay chirurgie dentaire échographie ay médecine générale ak yooyu yëpp on le faisait mais cette année moom vraiment on a voulu vraiment revoir nos ambitions à la baisse c'est-à-dire faire le minimum nécessaire pour ne pas ñu toog duñ def dara moo tax cette année sax boo xoolee xale yi ñu jongal taxu ko bëri noonu par rapport aux années passées parce que doon nañ dem ba pratiquement à 200 mais cette année vu que gars yi sonn nañu personnel de santé bi vraiment dañoo fatigué ñi leen di jaajëfal sax ndax Covid bi sonn nañu trop sax moo tax ñu jëlee leen Dakar encore le week-end pour ñëwaat encore ñu nekkaat fii tamit day xaw a metti moo tax cette année daal on a voulu vraiment ñu jëmale affaire bi moo tax nit ñi kiiwul loolu mais de toute façon daal ñun suñu credo mooy la constance maanaam lépp lu ñuy def nañu fexe ba chaque année ñu def ko waaw dina bëri dina néew chaque année dinañ def le tout pour def ko te loolu moom wax dëgg yàlla yàlla mi ñu ci dimbali boobu ba léegi amul benn année boo xam ne tëm nañ ko xanaa peut-être daaw nga xam ne ak problème confinement beeg affaire yi demee noonu ñu interdit rassemblement yi moo tax defuñu ko mais toutes les années chaque année lépp nañ ko def defuñu woon volet santé bi mais le volet social defoon nañ ko maanaam ay wutoon nañu ay ceeb ay diw affaire yooyu noonu les nécessités ñu xool leen ci koñ bi distribuer leen ko ay ndogoog yooyu organiser nañ ko fi yooyu yëpp c'est le volet social boo xam ni ci affaire bi la bokk kon nag je peux dire que vraiment sama gars yi nii président new fi dafa am empêchement mais chargé de l'organisation Ibrahima Thiam mi ngi fii notre trésorière vraiment di ko féliciter encore ci xéwal bi ko yàlla defal yàlla na sa dak ak suñu sœur Binette Malick Ngom moom vraiment duñ ko présenter kenn en tout cas tout ce qui tourne autour de l'association ñoo xam ne jàpp nañ ci de près ou de loin ak nos partenaires ñi nga xam ne ñu ngi Belgique notamment Souleymane Dione ak Mika soxnaam ak les partenaires yu ne foofu ñooñu chaque année vraiment ñi ngi def le tout pour que daal affaire yi di continuer di déroulé wu te boobu ba léegi vraiment ñu ngi ciy sant yàlla kon nag di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp yéen aussi waa Sen 24 vraiment boobu ba léegi yéen a ñu accompagner lépp lu ñuy def di ngeen déplacé wu ñëw def ci seen doole jàpp ci te xam nañ bu baax yéen a ngi ciy jàpp parce que bu fekkoon ne dañ leen di defal lu ñuy defal ñeneen ñi nga xam ne doon nañ fi ñëw kon je pense que doon na mettre ci ñun trop mais wax dëgg yàlla pour déplacer leen moom duñ ci am benn problème il suffit ñu wax ko Ibou Thiam rek mën nañu amul benn problème gars yi samay gars lañu à chaque fois que de besoin rek bu ñu soxlaa dinañ ñëw te loolu si ñu ci sant yàlla di leen gërëm yéen ñëpp di gërëm ñuy jàppale Malick Ngom ci xale yi notamment Sakho vraiment depuis le début en 2004 Sakho boobu ba léegi mi ngi fi te chaque année day ñëw kooku vraiment moom mention spéciale ak ñeneen en tout cas daal ñëpp ñu si jàpp sant nañ leen gërëm nañ leen di ñaan yàlla tamit ñu yokk ñu doole ñu ñaan parce que volonté baa ngi fi nañu ñaanal rek yàlla lafal ñu cat ba ñu dem ba comme kii nu mu ko waxee suñuy doom suñuy sët ñëw jël la relève ñu continuer di ko def te loolu vraiment loolu la ñu ñaan yàlla mu gën a jëm ca kanam mag ñi ñaanal nañu mag ñi newoon fii ñaanal nañu notamment yàlla na ko yàlla xaare àjjana muy imam Arona Ciss ñaanal nañu ba ñu ne yéen li ngeen def nii continuer leen ko bu soobee yàlla ndam rek ngeen ci am te wax dëgg yàlla boobu ba léegi moom gis ñu safaan bi kon nag sant yàlla rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu jotaay bi ak activité bi ñun nag activité bi yàlla dafa dogal ñu bokk ci pàcc yu bari ndax membre lañ ci association bi
waaye tamit bokk nañ ci imam yi nga xam ne ñi ngi ci biir gox bi doon tamit jàngalekat ci école bi ñu nekk nii kon wax ci day xaw a jafe waaye am nañ ci ay cër yu bari yoo xam ne mën nañ ko tànn waaye jotaay bi tamit dafay fàttali comme que ñi ngi ci weeru safar nga xam ne Cheikhul Khadim bokk na ci li nga xam ne daf koo tënkee yoonam bi mooy xidma moom mooy jëf-jëf ju baax jëmale ko ci jaami yàlla yi sàkk woo ci lu dul ngërëmal yàlla kon lii nag moom mooy xidma bi nga xam ne nii maanaam moom la ñu sëñ bi doon junj yu activités yu mel ne ci la bokk ndax xoolal at mu nekk nga daal di ñëw fii def consultation gratuite échographie gratuit woo ay dentistes ñu xool bëñ yi woo ay gynécologue jongal fi ay xale école bi ñu nekk man tamit seddalaa ci ni association bi moom moo fi njëkk a ñëw peinture ko maanaam peinture bi fi nekk nii association moo fi njëkk a ñëw peinture école bi joxe fi ay fourniture di def ay activités de développement yu bëree bëri kon dañuy ñaanal yàlla dañu leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala wala boog dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu gën leen a jàppale gën leen a dooleel ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte lii moom mën naa ne bii mooy 17e édition su ma juumul at mu nekk mu am ñu wàcce ay kaamil ñaanal ñi fi jóge def fi lu mel nii ak yeneen yoo xam ne ni man mën naa ko seede maanaam ndogu jamono sax ci jamonoy Covid bi sax dañ daan togg ay ndogu di ko yóbbu ci daara yi dañ daan jël ay xéewal di ko yóbbu ci daara yi te loolu lépp dara waralu ko lu sàkku ci ngërëmal yàlla subhanahu wa taala kon dafa mel ni xidma bi Cheikhul Khadim doon wax activités yu mel nañ ci bàyyi xel bu baax a baax di jëf-jëf ju baax jëmale ko ci jaami yàlla yi sàkk woo ci lu dul ngërëmal yàlla subhanahu wa taala yéen tamit yéen waa média bi tamit yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm rawatina yéen waa Sen TV di sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di rafetlu jotaay bi di gërëm ñi nga xam ne ñoo fi teew yëpp ci bis bi nga xam ne pendant 17 ans jëm 18 ans ñu ngi koy organiser ñun groupe GIE ànd bokk xalaat vraiment ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi ciy teew ak ñi ci bénéficié wu ñu ci faju ñu ci def circoncision ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm particulièrement nag ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal liggéey bi lu ko mel ni sunu partenaire Souleymane Ndione ak soxnaam Mika vraiment amuñu seen fay parce que suñu demee ba egsi fii yàlla ak ñoom la vraiment dañ ñoo jàppale dañ ñoo dimbali vraiment ba tax na tamit ñun tamit góor gu nekk góor nga daal parce que su fekkee ne am na koo xam ne su amee juróomam bokkook yow yaakaar naa ne kon yow soo amee ñaar dërëm war nga ko ci def soo amee sa ñaar dërëm tamit war nga ko ci def boole ko mu gën a sakkan mu gën a kii vraiment ñu ngi gërëm sunu sœur Ndeye Binta Ndione moom it wax dëgg yàlla affaire bi depuis Dakar la ko doon fekk këram mais da ko doon bàyyi tëj këram ñëw ni journée ba ni mu nekk see fii nii waaw di gërëm sunu sœur Fatou Gassama mi nga xam ne wax dëgg yàlla moo soo xoolee tey jii nii moom lañ doon décorer léegi di ko ñaanal borom këram bi yàlla na ci yàlla def tawféex vraiment dafa nekk sunu sœur boo xam ne ñun amuñu dayo ci moom parce que dafay jàpp te bàyyiwul moo yor sunu trésorière mooy sunu trésorière waaye musuñu am benn xaar ma yàlla ak moom musuñoo weranteeg moom suñu dese woon foofu 100 francs su déwénee suñ ñëwee dinañ fa fekk 100 francs yi kon vraiment moom dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na ko yàlla gën a jàppale wax dëgg yàlla sori na mais mbir mi jaral na ko lu nekk di gërëm Pa Moussa Ndione mi nga xam ne mooy secrétaire général bi wax dëgg yàlla di gërëm Ali Ba amuñu fayam moom mi nga xam ne mooy président bi mais dañ ko doy ci lu bëri rek ba nga xam ne amuñu luñ koy wax Madiara Ngom mi nga xam ne wax dëgg yàlla tey ji moom it mooy santé suñu ne consultation gratuite santé lañ wax mais moom mooy santé mooy indi équipe am mooy indi ñëpp mooy indi dentiste mooy indi médecin chef moo koy indi mooy indi lépp gynécologue moo koy indi mooy indi dentiste mooy indi lépp li nga xam ne daal dañ koy def fii moom moo koy indi chaque année ba pare futteeku jël alalam jënd matériel am ñëw circoncision bi yëpp
du ñaar dërëm buñ ciy def lépp moom moo ko féetewoo lu dul garab yi ñuy joxe ak ñun yeneen yi ñu doon joxe ci yeneen matières yi loolu lañ ciy dépensé mais li ci ëpp moom moo koy def vraiment dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla man nag awma seen fay parce que dañoo jël mbir mi yëpp daan ma koy chargé wax dëgg yàlla man awma seen fay ñoom ñoo baax li ñuy wax ñoom ñoo baax vraiment man fiñ ma ci teg daf maa dépassé ba tax na mbir mi daf may jaral lu ne man damay bëgg saa su ne su waree réussir day réussir à 100% parce que fiñ ma ci teg man bëgguma dugg ci benn affaire muy am défaite ba tax na ñoom wax dëgg yàlla lu ma ci wax rek wala lu ma leen ne nañ def lii vraiment dañ koy rafetlu kon man awma seen fay te ñoom ñoo baax ñoo ma ëpp xam-xam ëpp ma jàng ëpp ma koom-koom comme su fekkee ne su ma waxee ne leen nañ def tey ñoo def nii ñu ànd ceeg man jël lépp ne ma non yow gérer rek vraiment man awma seen fay surtout Ali su ma waxee mu ne ma awma lu may def wala lu may def tant que maa ngi lay gis awma lu may xalaat awma lu may def mook Pa Moussa Ndione vraiment te loolu yëpp su la neexoon mën na leen ci bañ a fekk su la neexoon ñuy lëmbatu di lux mbóot di xool mbir yi ci yan anam laa koy defee ndax dama ciy wut tur wala dama ciy wut kii mais dañu xam ne mbir mi dañ koy def ak cœur di ko def ak jaamu yàlla ba tax na ñoom amuñu benn arrière pensée buñ ci kii mais ñu ngi sant di leen gërëm di sant Baye Ngom ci staff bi Idi sëñ Fall mi nga xam ne wax dëgg yàlla moom kilifa la ci mbir mi di oustaz ak Moon Ndiaye vraiment li jëm ci wàllu diine yëpp ci association bi ñoom ñoo ko féetewoo vraiment dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm vraiment di gërëm tamit samay partenaire wax dëgg yàlla Sen 24 TV sama kër la parce que NJ man aw ma fayam léegi lay doon woote ak jabaram mu ngi ba France Marie vraiment di laaj di kii vraiment ak sama ñii nga xam ne ñoom laa nekkal ñoom Rachid ak ñëpp vraiment aw ma seen fay dañ leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm vraiment biir mi moom nii la rek ci gox bi lañ dëkk li grand bi doon naan ñu seen vision lan la mooy seen quartier ñun suñu vision mooy suñu quartier amuñu leneen bëgguñu ne leneen Sénégal lañ dëkk Sénégal biñ dëkk Thiès lañ dëkk Thiès biñ dëkk jaxaaw caali lañ ci dëkk mooñ ci gënal Sénégal mooñ ci gënal vraiment suñ sañoon tamit lépp lu ñu am ak lépp lu ñu mel ak lépp lu ñu xam dinañ ko def ci biir gox bi ñu ngi tàllal loxo ñëpp di leen ñaanal jàmm ci association bi na ñëpp ñëw gën cee dugal seen loxo parce que looy def pendant 17 ans 18 ans muy dem kon kenn ku toogoon fee di bëgg a reetaan wala kii war nga xam ne mbir mi mu ngi yàlla teg na ci loxo comme niñ ko amee woon ci ñaanu mag ñi noonu la continuer rek waaw tey ji nag vraiment autorités yi dañ fi doon ñëw peut-être ñu ngi xaaraat xëy na ñoom juge dem waaw mouvement ensemble dina ñëw xam naa soo xoolee maire Thiès ñu koy wax Lamine Diallo ñëw na fi léegi ak adjoint Ñaaña Kan ànd ak monsieur le maire Abdoulaye Sène def nañ délégation ñoom ñëpp ñëw fi wax dëgg yàlla daal di ñuy jàppale tamit ci bis bi vraiment mais bis bi daal mu ngi nii daal comme niñ ko waxee amuñu ci kenn kuñ ci sant di ko ci gërëm lu dul Souleymane Ndione ak Mika jàppale nañ ñu ñooy ndeyu bis bi ñooy bàyyi bis bi chaque année ñoo ñuy dimbali suñ ko deful ñoom ñoo ñuy soññ di ñu jàppale ba tey affaire yi egsi fii ñu ngi gërëm tamit santé bi nga xam ne ñoo jugee Dakar di ay collègue Malick ak ñi nga xam ne Sakho mi nga xam ne wax dëgg yàlla mu ngi ci naqar wax dëgg yàlla naqaram feragul sax waaye gis nga ko def na volontairement ñëw tey jii nii jàpp ak ñu ànd ak ñun bis bi jamono yee rek la fi soxnaam dëddu wax dëgg yàlla di ñaanal yàlla tout tànk bi nga xam ne yàlla bàyyi na ko fi yàlla na ko teg tànk yàlla na suñu borom teg loxo yàlla nekk ku ñuy dégg ci àdduna parce que wax dëgg yàlla naqar googu yàllaa ñu ko teg ñu nangu ko mais dañ ko bokk ak moom parce que dafa bokk ci ñun ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant man nag awma seen fay ñu ngi gërëm presse bi di gërëm waa quartier bi di leen wax nag ne sunu mbébét ak sunu yaakaar ak sunu askan yëpp mooy sunu quartier sunu vision mooy sunu quartier te dinañ jaral lu ne dinañ ci rey sunu bopp incha allahu rabbi ñu ngi gërëm ñëpp di sant am nañ fi ñoom imam xanaa kii ñu ñëw rek daal ñuy defal ñaan ci bis bi imam waaw 18e
parce que 2003 biñ ko commencé defuñu woon kii lu kii daal mais 2004 la activités yi gën a kii comme niñ ko waxee nii Covid bi tax na daaw bi Covid bi ñëwee grand bi da ne wax dëgg yàlla dañoo toog waxtaan daal di sottantey xalaat ne ko dëkk bi metti na mbas mi metti na tëj nañ nit ñi mu yónnee ñu li mu am ak ñun li ñu am ñu jënd ay tonu ceeb jënd ay diwlin lépp daal di xool ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo ay néew di doole ñu jox leen ko séddale leen ko loolu def nañ ko fi moom lañ fi def daaw ndogu dañ doon def ay ndogu di ko yóbbu ci daara ji yëpp daaw organiser nañ fi ndogu tamit boo xam ne ñëpp ñëw nañu ñu toog ndogoonoo ensemble defandoog ñoom ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant vraiment di gërëm presse bi waaw amuñu seen fay wax dëgg yàlla. الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين